ak suñu ganu tey ji di Penda Seck mooy présidente plateforme veille des femmes pour la paix et la sécurité soxna Penda Diouf gannaaw bañ la dalalee boo doon def xayma tey maanaam li tubaab di duppee état du lieu lan lañ mën a jàpp ci tolluwaayu fitna yi ñu nemmeeku jamono ji. fitna jërëjëf ma di la nuyu. di jaale it ñi nga xamante ni si seen mbokk yi fi mu ne nii ñu ngi ci fitna bu baax a baax a baax. di wax ne bu ñu taxawoon tey di wax tey mbir mi nga xam ne mooy insécurité xayma bi jéggi na dayoo dëgg la 48 heures yi dañoo gis ñu am ci ay cas yu nga xam ne ñeenti cas fii fi Tambacounda fii fi Thiès fii fi Dakar waaye nag du lu nga xamante ni si lu yees la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité ëttu jàmm wax na ci dénoncé woon na ko condamné woon na waxoon na it ñu seet bu baax insécurité bi nga xamante ni si moo nekk fi mu ne nii ci dëkk bi alhamdulilah bi nga xam ne sax dialogue national bi mi ngi ñëw dañu ne nañ ko inscrire insécurité paix et sécurité nañ ko inscrire mu nekk ay points ci biir dialogue national boobu. ndax nag insécurité bi am fi mu ne nii dafa nekk lu nga xam ne c'est une grande préoccupation pour les populations. xayma bi boo ko doon xayma tey bëri na li metti ba metti nag moo di ne. du amul benn bis bu ñuy yeewu fi mu ne nii. tàng yi te déggoo ñu ne attaqué nañ nit wala agressé nañ ko wala jam nañu nit wala rey nañu nit wala faagaagal nañu nit wala en tout cas sonal nañ ko. li ci gën a metti nag bu jëmee ci jigéen moom dañu koy du ñu yem rek ci attaqué ko physiquement wala nangam mais dañuy wëlbatiku agression sexuelle ko ba pare maanaam sàkk ko ba pare nag sàkk googu nag mu ñëw ànd ak rey. dogguma la sax mais dañu gis ne bëri na tey ay kuréel yuy xeex ngir soxna yi ñuy fitnaal mu mën a dàkk ci réew mi bokk na ci seen plateforme bi ndax tey mënees nañu wax ne sensibilisation bi effet bi mu waroon am moo des parce que gis nañ ne boobu ba léegi fitna baa ngi fi. sensibilisation bi ngir mu des dina ma jaaxal ndaxte ñun fu ñu toll ñu ngi sensibiliser. plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité ëttu jàmm bi dafa nekk dans toutes les régions du Sénégal maa ngi jiite aussi le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants foofu it dafa nekk ci régions yëpp dafa nekk dans 12 régions du Sénégal ay antennes ñoo nekk ci biir régions yi te fu ñu toll weer wu nekk ñu ngi def ay sensibilisation ñu ngi defit ay plaidoyer ñu ngi defit ay yëglu ak di yëgal ak di dénoncer yi nga xamante ni si ñu ngi am. ndax seen plaidoyer boobu leer na la ne kilifa yi war a taxaw ci mbiru kaaraange bi tey jot nañ ci. plaidoyer dégg nañ ko parce que xam am na sax la loi 99/05 du 29 janvier 99 mu nekk loi ba nga xamante ni si dafa ñëw modifier apporter ay modifications ci biir code pénal bi jël nag sanctionner sévèrement avec même des circonstances aggravantes violence yi nga xam ne ñu ngi koy def ci kaw jigéen ñi li des nag moo di ne effectivité loi boobu ndax dañuy laaj toujours ñu ni loi bi dañ koy appliquer et dañ ko appliquer dans sa plénitude di nga gis ñi nga xam ne si dañuy ñëw la sàkku jigéen wala ñu def violence ci jigéen te violence bi kat dafa nekk ci biir famille bi nekk ci espace public bi nekk ci espace privé bi ñu nga ci école ya mu nga ca chemin de l'école mu nga ci marché ya mu nga ci liggéeyukaay ya donc mu nekk lu nga xamante si doy na waar dafa wërale. cause lan la pour yow lan nga jàpp ne tey mu waral fitna joojee te ne daal du génn ci biir askan wi. xam nga violence moom kenn wut a taxaw sax naan lan mooy cause yi. violence dafa wër a am dara dafa toléré wul violence dara dafa ma wër a comprendre it violence. moo tax mu gën a bëri waaye li nga xam ne moo gën a bëri léegi. gis nañu ne ci suñu sensibilisation léeg-léeg ñu naan la le manque de perspective léeg-léeg ñu tuddal la ay chômage léeg-léeg ñu tuddal la ay pauvreté léeg-léeg ñu tuddal la ay yu nga xam ne ak la déliquescence des valeurs. booleeg nag léegi dafa am ay beaucoup de déviance xool nga drogue baa ngi fi yëpp a ngi fi ndax am na façon rey ak façon métital yu nga xam ni nit bu koy def da nga naan kii ndax àndoon na ak sagoomam déet. tey par exemple ku def lu métti loolu yoon dal sa kaw ni mu waree est-ce que loolu
niñ ko war a taxawee noonu tey. taxawaay boobu nag def nañ ci plaidoyer ba tàgg ni nañ ci taxaw bu nga xamante ni si bu metti la. lan ngeen proposé nañ lu bëri kilifa yi. xam nga violence moom soo defee agression yi ay meurtre ay lii yëpp c'est sanctionné bu ñu la jàppee c'est sanctionné. waaye gis nga léeg-léeg. nga def lu demee ni ñëw ni ñu daal di wutal irresponsabilité. irresponsabilité bi mooy di ñëw naan da nga sa yaram neexul. wala ñu ñëw naan la yow mi da nga am dépression wala ñu naan la da nga def nii wala da nga def naa ba di la trouver ay circonstances yi nga xamante ni si ay circonstances atténuantes lañu. loolu nag wax nañ bi nee ñu loi moom manqué wu fi. loi bi nga xamante ni si mi ngi condamné lii manqué wu ci mais des mesures daal wax nañ ñu jël des mesures fortes appeler nag l'État dañu koy woo à plus de responsabilité. ndax moom moo am responsabilité protection et sécurité des personnes. gis nañ ne tey saa yu jëyee yu mel ni amee dañuy agité waat lu mel ni peine de mort ndax loolu pare nañ tey ngir instaurer ko maanaam fexe mu taxaw fii ci réew mi. waaw du man maa naan nañu instaurer peine de mort wala déet. wala sunu débat la bu baax a baax xam nga population gis nga bu mbir mu am yi bu amee ku nekk da ngay daal di wax te population yi très souvent dañuy wax sax sous le coup de l'émotion te dëgg nag parce que dañu choqué mais li wóor ba wóor moo di ne loi yi bu ñu ko appliqué woon te appliqué ko de manière effective ni nga xam ne noonu la war a demee yaakaar naa li dina wàññeeku baax moo tax ñu ne des mesures doivent être prises et des mesures sévères loolu moo waral ba ñu ne paix ak sécurité war nañ ko inscrire ci dialogue national bii nga xam ni si mi ngi am di appeler aussi nag waxuñu état bi rek mais état bi moom bu nga xamante ni ñu ngi naan ko ndaxte responsabilité mooy protéger ak def ba nga xam ni sécurité des personnes mais tamit ñu contrôler la circulation des armes légères koo gis ma nga ak fital ma nga ak paaka ma nga ak jaasi ma nga ak lu kenn xamul ba nga xamante ni si jabante benn baat ñaari baat automatiquement ñu daal di def sax la nga xam ni si jëye la ñu ngi wax tamit nag les familles les communautés les populations ñu leen di appeler tamit nag à plus de vigilance et de prévention. briser le silence parce que gis nañ yenn saa yi dañuy gis luy raam ñu dikk nëppal ba mu xëy indil askan wi ay jéye est-ce que jotul tey ku sentir loo xamante ne ragal nga ne lii mën na indil askan wi fitna nga tel que signaler. moo tax ñu ne prévention ci famille yi ak ci communauté bi population yi de manière générale mais gis nga généralement agression surtout agression sexuelle yii ñuy def jigéen ñi très souvent ki nga xamante ni si moom mooy auteur bi dafay moo victime bi ñëw dëkk daf koy xam su ko defee ñun nëppal daal di bàyyi. wala nga ñëw di ko dénoncer wala nga ci kii nous sommes dans une société bu nga xamante ni si la culture du témoignage. et la culture de la dénonciation dafa ba tey gi dafa xaw a des. loolu moo tax nag ñu ne bu ñu ko defoon concertation nationale def dialogue. def ay mesures yu nga xam ni si jël ci ay mesures fermes ay sanctions yu nga xamante ni si sanctions yu sévères dañ koy appliquer ngir dindi fi lii nga xamante ni si nag insécurité bi nga xam ne préoccupation la moom ci population yi. kenn nelawatul ba yandoor kenn toogatul ba kii kenn ñimeetul a génn sax bay guddee ak yooyu foo tollu attaque te attaque bi moom lu nga xamante ni si ñun xam ñu ko woon rey léegi dañ ko sax banaliser la déliquescence des valeurs dafa génn fi mu ne nii fii ci Sénégal gi fan la affaire yi xaw a tàggatémbe kër ga la l'école yee defatul seen liggéey wala nu mu demee. violence de moom fu nekk la nekk moom fi mu ne nii dafa dugg na ci dafa sëmbax. ci yar bi ndax dafa am lu ci des. yar bi moom dëgg dañu ne yar bi moom na taxaw. bu baax a baax. nañu appuyer it famille yi ci yar bi. politique familiale boobu nga xamante ni si le ministère de la femme mi ngi koy teg nga xamante ni état bi daf ko teg ministère de la femme di ko doxal ñu ne war nañu xool yar yi ci biir kër gi xool yarin bi ci yoon yi xool la culture citoyenne fexe ba nga xamante ni si aussi nit ki dina am ay valeurs yu nga xamante ni si fi mu ne nii valeurs yooyu dañoo dem te daf ñoo absent dafa jóge bu baax ci fii moo tax daal ñu ne daal mat na daal concertation nationale ak dialogue bu nga xamante ni si insécurité bi dina fi jóg ak teq-teq yi nga xam ne fi mu ne mi ngi am. jërëjëf soxna Penda Diouf yàlla na jàmm yàgg ñu fàttali rek yaa jiite plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité
ñu lay jaajëfal ci teewaay bi kàddu gi rafet na. jërëjëf jërëjëf. ñu wéyal xibaar yi ak waa Ndar.